yàlla julli ci yonent bi mu ci saytaane jàng fatiha alam nasara falaq ak naa si salaatul fatiha te jege ko li ma waxadu naaran li xar yaa soxalaax nasaxiju naaran bitam tamit laa ilaha illa hu taxasu wakiila allahuma anta rabbi laa ilaha illa anta xalaqtani wa ana abdika wa ana ala abdika wa abdik ma stataxta subika min sari ma sanaxta ba laka bi naxmati alay أبو بذنب سنوب فاغفر له فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد رفعته لما أخلق والخاتم لما سبقنا خزاق بحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم قال ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. dañuy jox rek président Modou Mbengue mu jël présidium bi. comme ça mu diriger débat yi bon Modou Mbengue joxel kàddu yi. maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak santam di rafetlu seen teewaay fii wax dëgg yàlla ku wootee ñu wuy si la sa xol dal na sa xol sedd na loolu moo tax ñi teew fii ñëpp ñu leen di gërëm di leen sant seen teewaay mbir mi ñu indi fii nag. mooy ñun ñi nga xamante ne ñooy Fray Yoff 52 56 dañu fas yéene tey def un bilan d'étape mooy li ñu liggéey boobu ba léegi ñu wan ko waa dëkk bi wax ko waa dëkk bi ñu yëg ko xam ne ñun bi ñu falee ba léegi liggéey bi nga commencé ba léegi fii lañ ci toll loolu mooy li ñu boole tey. moo tax comme ni ko président Ousmane waxee damay jox kàddu gi Alioune Thiaw Badou Thiaw mu ñëw defal ñu un peu l'historique de suñu taxawaay fii ci dëkk bi boobu ba léegi Badou. ñëpp képp ku fi teew kontaan trop aussi jël kàddu ci turu Fray Yoff. damay dellu tuuti rek ci suñu toogaay ak lu ko waral août 2015 la ñu def suñu assemblée générale booba suñu mag yi ñu utu def nañu 7 ans ñu soññ ñu benn yoon soññ ñu ñaari yoon ñu door a nangu parce que fii ci aada coutume dañuy wax ne ku falu rek da ngay def juróomi at waaye suñu mag def nañu juróom-ñaari at ñun nag bi ñu waree ñëw muy 52 56 dañu def benn comité de préparation bu nga xamante ne dëkk bu nekk yónnee nga ñaari nit su ma nee dëkk bu nekk mooy 7 quartiers cosaan yi ak APEX ñoo ñu daje fu ne ay kuriga ba waxtaan bu jubboo li ñu tëral mooy. dëkk bu ne 7 quartiers traditionnels yi na ko nekk indi juróom APEX juróom muy 40 yooyu nag ñooy former comité directeur bi war a former bureau ëllëg foofu lañ jaar donc le 15 août 2015 lañ def assemblée générale fii Issa Ndiaye moo ko présidé ak docteur Doudou Pathé Ndoye ñooñu ay fonctionnaires hiérarchie A lañu seen xam-xam màcc na ci organisation yi am ci dëkk yi bi ñu ko defee. dëkk bu nekkee yónnee juróom waa Tongoor seen juróom nii la tëdde woon Moustapha Gueye Dawour Ndiir Mbaye Moussa Mbeng Mboo Diouf ak Ibrahima Diène juróom yooyu ñoo représenté Tongoor ci AG bi boo demee Ndenaat Mamadou Mbeng Karax El Hadji Gandooy Iba Gaye Mamadou Mbeng Bina ak Pape Bokar Ba nga ñëw daagu daan Mbay Coom Maam Ousmane Mbeng Ousmane Sarr Mbaye Gueye Dow Fall Seck nga ñëw Nangaaj Souleymane Père Sarr El Hadji Ibra Gueye El Hadji Sidi Niang Ibrahima Diène ak man mii toog El Hadji Alioune Mbaye Thiaw ñu dem Mbengeen ñi leen représentoon juróom yi muy Medoune Samb Baydaam Jogal Samb policier Mamadou Gueye Mbeng Seck Malick Diagne
ñooñu ñoo représenté woon Mbengeen nga ñëw Ngaparou Mbaye Thiaw Yaxya Ndoye Séni Diagne Aliou Diène Babacar Sylla nga ñëw Laayeen Dora Gueye Abdou Fitor Pay Ablaye Ndiour Mandione Mbeng ak Mamadou Diagne nga ñëw Apexi Mamadou Kare El Hadji Pape Malick Pape Diène Payen Momar Diagne Mamadou Diop ak Moussa Ñing amoon nag benn représentant spécial bu imam yi ñu koy wax El Hadji Amara Niang moo fi toogaloon imam yi ak ulama yi donc 40 yooyu ñoo daje 15 août fii ñu def AG boobu nag yàlla dañu ci dimbali ça s'est très bien passé parce que poste yu ci bari consensus la bi ñëwee ci président moo lañ doon jëkk fal mu am ñetti candidat ñi doon diriger dañu woo ñette ñëpp na leen bu ñu sañoon ngay waxtaan bu juboo ñoom bi ñu waxtaanee juboo amul ñu dem vote Père Sarr mi nekk président Frayof premier vice président noonu la demee amul consensus ñu voté am ko jàll ainsi de suite noonu lañ ko dem bureau yi daal li ci ëpp daal consensus la donc bi ñu falee le 15 août le 23 octobre 2015 dañuy installé fii ci jumaa ji ancien maire Mamadou Diop ñëw na le préfet ñëw na l'actuel maire ñëw na kilifa yi yëpp ñëw nañu keroog muy le 23 octobre 2015 la ñu installé donc depuis loolu nag ñun ñu am programme di ko déroulé 2015 ba 2017 ñu ànd di dox bi ñu demee ba juillet 2017 ci 40 yi mu leen waxoon 40 yi fal bureau bi 7 personnes yu seen dëkk yebal ñoo beddi ne gisuñu seen bopp ci gisuñu seen bopp ci ñun ni ñuy doxee ñun aussi booluñu ci coow bi ñu doxal ba début 2018 bi 2018 ñu def lenn mooy lan mooy ku nekk sa dëkk moo la yebaloon set yooyu yëpp seen dëkk ku nekk remplace nañ la maanaam ndenaat ñi fa manqué remplace nañ ko ainsi de suite dëkk yëpp set yi xamante ne ñoo tas ci ñooñu ci bàyyi ñëwatuñu ku nekk remplacé nañu tey sa dëkk kon nag mën nañu wax ne seen dem metti nañu parce que ñu àndoon di doxal mais nag sonal nañu parce que ñun ñu ngi continuer suñu yoon di dox ma bëggoon xamal ne ñun affaire ma ndaw la affaire morom la 52 56 yaatu na bi ñu toogee ba léegi lépp lu ñu mën ñu ngi koy def lépp lu ñu mën ci Yoff ñu ngi koy def benn am rek laay benn tegtal rek laay def maire Yoff dañ ko fal 2014 ñun ñu fal ñu 2015 ñun moment bi ñuy fal dëkk bi dafa jaxasoo trop dëkk bi dafa jaxasoo moo tax ñun bi ñu yàlla defee ba ñu toog dañu seeti ñëpp doom bi tànk yeeg ñi fi am kaddu ñi fi am ëpp cër quartier bu nekk seet nañ la falu nga bañ a falu waxtaan ak yow ñëpp ànd suñu dox moo tax bi ñu toogee li ñu doon dox avant ñu sampañu dañ topp dëkk bi yëpp ñooñu ku nekk ñu seeti la ne dëkk bi dañ bëgg ñu mu am benn kaddu ñëpp may ñu ko kon depuis loolu ñu ngi doxal loolu ñu ngi doxal ànd ak mag ñi ak kilifa yi parce que du ndomi tànkee rek ñoo fi yor baat dëkk bi am na ay kilifa yu fi yor baat te ñëpp ñu ngi ànd ak ñun di dox te ñu li ñu intéressé mooy njariñu Yoff te bugguma avancer parce que président bi incha allah su ma paree ni exposé bi may def bu pare dana jël wax depuis 23 octobre 2015 lan ak lan lañ fi def ak bañ toll fii loolu daal laa amoon ci lu may ubbil président pour waaw et puis loolu moom mooy fàttali sax parce que ñun suñu taxawaay dañoo ci cinq yooyu dëkk bu ne dafa dañu woon 5 personnes waaye quartier bu nekk aussi dañu am benn président chef de cellule boo xamante ne moom moo yor Fra Yoff quartier boobu ñooñu membre de droit comité directeur lañu réunion bu am ñoom dañuy ñëw am ci kàddu Ousmane merci maa ngi lay sant di la gërëm parce que sama xel dafa fattu kon daal ñun organisation bi ñu def lu leer la démocratie moo fi am te yàlla dañ dimbali aussi ñun ni ñuy doxalee parce que Fra Yoff yi passé ci li ma jàpp bureau bi rek ñoo daa réunir mais ñun depuis ñu commencé réunir dañuy def bureau élargi maanaam comme bureau bi ak comité directeur ak président commission yi président cellule yëpp dañuy fekkee kon li ñuy décider yëpp mosuñu voté yàlla xam ne mosuñu voté consensus la ñuy def ñi ëpp daal buñ d'accord ci benn mbir ñu adopté loolu daal laa amoon ci lu may ubbee may président mu wax bilan bi ñu def depuis ñu toog def nañ ci nag def nañ fi loolu du ma ci yegg damay bàyyi président incha allah mu wax ci comme ça ku nekk xam fan lañ toll biñ démarré ba léegi
maa ngi leen di sant di leen gërëm allahumma salli ala sayyidina Muhammad. leer na te li nga rappelé fii yëpp defe naa ne noonu la tëddee donc sans plus tarder dañuy jox kàddu gi président Pedre mu defal ñu bilan bi nga xamante ne moom la ñuy def ci activité yi ñu dëgmaloon ci dëkk bi jërëjëf. Bon, merci président. Auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. maa ngi nuyu assistance bi toog fi yëpp di si jiital suñuy kilifa yi fi toog yor ay ndomba yor baat si dëkk bi ñëw fekk jataay bi nga xamante ne moom la ñuy def di wax ne kàddu gi ñuy waxee kàddu responsabilité dong moo tax ñuy wax diise nañu lool nag pour que ñuy taxaw suñu kanami kilifa di wax wante bu daf di bu ñu la dénkee mbir rafet na boo tolloo si étape yenn yi nga taxaw nga wax ak ñi la dénkoon comme ça ku si nekk xam dëkk bi nan ak nan lañ fi def ak lan lañ fi deful di wax ni ci mbir moomu avant may démarrer d'abord damay remercier d'abord tous les collaborateurs yi nga xamante ne ñoom laa àndaloon si FREOF di liggéey bu bés di tey bii mu nekk collaborateur yoo xamante ne yi sincèrement dañu joxe corps et âme joxe seen xol ci dëkk bi di yeegu n'importe quel waxtu bu ñu leen fëggee ñu jóg ànd ak ñun ñu bokk dëkk bi di ko doxal yàlla def na bi nga xamante ne jël nañ dëkk bi ñu xoolee li nga xamante ne moom lañ fi fekk li jëkk am d'abord mooy dañu vérifier courrier yi nga xamante ne gis nañu ko ci dëkk bi ñu ko vérifier ñu xool ni patrimoine bi nga xamante ne moom la Yoff am ñu di ko wax muy patrimoine boo xamante ne bii dañ cee yaakaar ëllëg ci patrimoine yooyu ñu gis na bari na rëq-rëq yu bari yu ci am bon bi ñu xoolee rëq-rëq yi nga xamante ne moo ci am ñu xool procès-verbaux yi nga xamante ne moo ko andi bi ñu ko xoolee ñu xam ne bon dëkk bi ñàkk juboo moo andi problème yi fi nekk yépp parce que bu kiy gasee kiy suul bu kiy suulee kiy gas moo andi problème yooyu nga xamante ne moo am ba mu andi fi réunion boo xamante ne ñi fi nekkoon def nañu ko ba suspendre nañ dañuy suspendre doom bi tànk yi loolu bi mu amee ñu ni dëkk bi kenn mënu ko liggéey te juboo amu fi nañu fexee ba ñëpp juboo ñu ànd ak ñëpp ñu liggéey loolu ba ñu ko defee yàlla dimbali nañu defal ñu ci sutura bu bari ci loolu nga xamante ne moom la ñu def li nga xamante ne moom laay tuddee sutura mooy fépp foo xamante ne dem nañu fa soxla fa nangam ak nangam ñoom jëmmal nañ ñu ànd ak ñun ci la nga xamante ne moom lañ doon def ba yàlla defal ñu sutura koom-koom yi ak yeneen yu mu mënti doon ci dëkk bi mu dugg ci dëkk bi donc loolu ñun dañ ko saluer bu baax a baax te loolu moo freiné yàq mi nga xamante ne moo amoon fu toll ni jàmmalaay parce que ñëpp xam nañ ne ñun avant ñu toog jàmmalaay dafa nekkoon grenier boo xamante ne bi ñenn ñi nga xamante ne ñi ay malfaiteurs lañu dañuy def loo xamante ne jaarul yoon bu ñu defee lu dul yoon ba pare foofu la ñuy dem di ko fayee sa jàmmalaay ak ña nga xamante ne ñi aussi ak seeni façon nit ku nekk ak na ko yàlla bind ba ñu ñëwee li ñu jëkk a def mooy bloquer jàmmalaay pour que ñu bañ fa am benn jaay bañ fa am et que ñun tamit ñu prêter serment ñun waa FREOF classe 52 56 ñu prêter serment ne ñun suñu FREOF du mës a jaay ay suuf du ñu ko mës a def bés bu ñu Yoff santé njaayam suuf danañ ko santé agence yi nga xamante ne sont habilités à le faire ñoom ñu def ko rendre compte Yoff mais ñun aucun membre suñu du jaay suuf kooku serment la boo xamante ne ñun jël nañu ko bi nga xamante ne dañuy démarrer bi ñuy démarrer gis nañu ne dafa am xewin bu bees bu am ci dëkk bi mooy nit ñi dañuy topp technologie bu bees bi nga xamante ne moo am di scanner ay documents di ko yóbbu di def ay faux documents yoo xamante ne yi mooy andi problème yu ëpp yi nga xamante ne moo nekkoon ci dëkk bi ba ñu ñëwee première chose bi ñu jëkk a def moo bind domaine defar suñu attestation coutumière ci façon boo xamante ne bi kenn mënu ko truquer boo ko truquer tim boo ko photocopier du nuroo donc
bi ñu ko defee ñu dem présenté ko xamal ko ne ko bépp nit boo xamante ne jóge na Yoff yor beneen position boo xamante ne bi nuroowul ak li nga xamante ne moom la andil loolu ça n'engage que lui mais ça n'engage pas Yoff ñu entériné loolu ak moom bi ñu ko entériné ak moom ñun tim ñu ne léegi li nga xamante ne moom la ñuy def mooy d'abord ñu adressé ay courrier ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon ak ñi nga xamante ne ay kilifa lañ ci dëkk bi ñu seeti leen donc si wàll woowu si la ñu adressé courrier jàmbur yi mooy ñi nga xamante ne ñoom la ñu fekkoon ñu ne woon ay frais jóge fi dem nekk jàmbur ñu adressé leen courrier jóge fa adressé courrier président Maguette Yoff bi ñu ko adressé courrier bu pare ñu jóg seeti ji les hommes ressources yi nga xamante ne ñun dañu leen ciblé woon ne bu ñu jëlee mission dañuy ànd ak ñooñu liggéey di déglu seeni conseil di ànd ak ñoom si li nga xamante ne moom la ñuy def bon je peux en citer quelques-uns ku mel ni Cheikh Mansour Diouf benn ñaar ku mel ni Khoule Diagne ak groupe bu doxalal ñoo ñëpp dem nañu seeti leen toog ak ñoom bon donc loolu bi nga xamante ne def nañ ko ba pare aussi dem nañu seeti ji le khalife général des Layènes yëgal ko suñu toogaay sàkku ñaan si moom mu defal nu ko bi ñu dajoo li nga xamante ne mooy point yi nga xamante ne moom la ñu jëkk a travaillé si biir bi nga xamante ne moom la ñu toog fii à part réunification bi nga xamante ne moom la ñu def si coutume bi ak courrier yi nga xamante ne yi moom la ñu adressé ñëpp ñu rencontré commune Yoff discuter avec le maire de la commune ñu ut ak moom calendrier boo xamante ne bi moom lañ doon doxale suñuy activité di réunir ak moom bu ñu dajee ñun fii danañu xalaat li nga xam ne moom lañu xalaat si lu war a jëmal Yoff kanam ak loo xamante ne nekk na si Yoff te baaxul ci Yoff bu ñu demee ñu daju ak moom ñu bokk ko di ko waxtaane yooyu am na lu mu jur parce que accompagnage boobu jural na maire lu bari si dëkk bi mais jural na dëkk bi it lu bari parce que si programme yi nga xamante ne moom lañu discuté woon ak moom waxtaan si ak moom muy woon l'histoire d'abord bi jiitu muy terrain football bi ba ca topp muy jullukaay bi ba ca topp muy place su njëw ba récemment muy quai de pêche bi yooyu ñu ànd ak moom liggéey si liggéey bu mucc ayib ñëpp xam nañ nag quai de pêche boobu bu si Fra Yoff dugalul woon loxoom doon na jafe lool tey mu ubbi tey dox nañ si liggéey bu mucc ayib waxtaane ko ak acteur de la pêche yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon waxtaan ak ñoom àndandoo ak ñoom ñëpp ñu def séminaire ba Mbour donc loolu Fra Yoff def na ko en collaboration avec la mairie bi si biir collaboration yi aussi ñu collaborer ak les jeunes parce que frais yi waruñu occuper uniquement aspect yenn yi rek dañu war a xool lu ñu couvrir dëkk bi yëpp bi nga xamante ne mouvement nawetaan yi ñu ngi doxal nawetaan yi ñuy organiser à chaque fois muy am ay coow muy am ay histoire si la ñu wàcc sur le terrain rencontrer comité directeur u nawetaan bi ñu leen rencontré waxtaan ak ñoom il a fallu que ñun aussi ñuy sol suñuy dàll di dem terrain ba di bokk ak ñoom terrain bi yàlla defal ñu sutura ñu def nawetaan bu mucc ayib ba dem final ba ñu fubal li ñuy fubal lépp loo xam ne mën nañu ko aussi def nañ ko si loolu def nañ ko si suñu diggante ak zone bi donc ñu oote rencontre ak ñi nga xamante ne ñoo yor patrimoine Yoff patrimoine Yoff bu ñu koy wax mooy gaal ak raawante gi mooy jumaa ji mooy jullukaay bi mooy yeneen ak yeneen ak yeneen si wàllu woowu ñu ni nañu toog ak ñi nga xamante ne ñoo yoroon liggéeyu jumaa ji ñu waxtaan ak ñoom ñu convoqué leen fii ñu waxtaan fi waxtaan wu rafet sax mara de saal yi ñun tam ñu gërëm leen lool si li nga xamante ne ñoom moom lañu doon liggéey ñaan leen nag na leen comme que fi mu nekk nii dem nañu ba ñun falu nañ dañuy ñaan ñi nga xamante ne Fra Yoff moo leen fa andi woon nekk ak ñoom bokk ak ñoom commission ba di liggéey sa jumaa ji ñooñu nañu dem nekk ji ay jàmbur ñun ñu fal ñeneen ñu leen remplacer bokk ak ñi fi nekkoon ñu bokk jumaa ji ñu liggéey loolu moom la ñu génne woon sa réunion ba nga xamante ne moom lañ def ak ñoom commission ba ñu si génnee ñu adressé ñun tamit courrier jàmbur yi ñu adressé courrier jox ko président jàmbur yi xamal ko ne ko après suñu waxtaan ak commission jumaa ji arrêté nañu lii dañu bëgg ñi nga xamante ne dañu nekk ay jàmbur te newoon fële si jumaa ji ñoom ñu rejoindre rang wu jàmbur yi ñu bàyyi Fra Yoff jël seen place
tontu ñu par courrier lépp nag mu ngi fii tegu courrier bi ñu leen avancé ak courrier bi ñu tontu ñu par courrier xamal ñu ne ñoom kat nanguwuñu jóge foofu nga xamante ne fa la ñu toog bu ñu bëggee ñun ñu ñëw ànd ak ñoom ñu bokk ñun ñëpp ñu liggéey jumaa ji loolu ba mu amee ñu saisir le conseil des notables bi ñu saisiree conseil des notables on s'est réunis ici ci salle bi ci réunion conseil des notables le conseil des notables s'est défini sur la question wax ne ñi nga xamante ne dañu matal frais of dañu jeexal war a nekk jàmbur dañ dem nekk jàmbur bàyyi frais ñu ñëw jël ñu continuer liggéeyu jumaa ji ñoom ñu juré fii ci biir salle bi ne duñu mës a bàyyi jaral na leen seen bakkan alors ñun bu ñu gisee ñu ni ñun liggéeyu jumaa ji rek du ci jarante ay bakkan bu ci coono ree am nañ leen bàyyee jumaa ji parce que bi nga xamante ne dañu namm jël jumaa ji dañu waxtaan suñu biir ñu ne attention nañ def très attention ci fi nga xamante ne fa lañ jëm parce que jumaa ji d'accord ñu koy réclamer mais jumaa ji chantier bu lourd la donc tey bu ñu réclamer jumaa ji il faudrait que ñu jóg ñun ci suñu bopp lijjanti ay moyens supplémentaires pour que bu ñu joxee jumaa ji ñu mën a liggéey jumaa ji mais pas ñuy tàllal suñuy loxo ñu jox ñu ko ba pare ñu taxaw di xool déedéet ci wàll woowu la ñu jóg ñëpp xam nañ ne ressources yi nga xamante ne mooy gën a yoof vraiment ressources yu maigre la du loo xamante ne moom la ñu war a mën a xelaat ne dañ ciy liggéey jumaa ci instant boobu ci la ñu yokk ci suñuy pexey bopp di dox di lijjanti ba am 50 tonnes ciment 50 tonnes ciment yi bi ñu ko amee su fekkoon dañ ci namoon ak luubu wala ak lu dëng fa ñu ko jotee ñu jëlee ko foofu ñu jaayee ko foofu ñu def sa leneen te kenn du ko yëg mais 50 tonnes yi dañu ko préféré andi ko bésub àjjuma ndax yoof gépp a teg ci bëtam mais 50 tonnes ciment kenn du ko denc ci biir jumaa ji dafa bari 50 tonnes ciment boo ko dencee ci biir jumaa ji waaye yoof ba ci jël mën doonoo ko dara coo rek lay doon mais kenn du ko yóbbu fenn 50 tonnes yi boo ko fa dencee ciment day périmé alors on s'est dit ci waxtaan wu ñu waxtaan ak mag ñi ñu référé wu ci dem seeti ji ka nga xamante ne kii óolu nañu ko te day liggéey ci matière boobu ciment lay jaay ñu dénk ko ciment bi donc pour que bu ñu soxlaa ñun bu subaa ñu def bon ñu dem jële ji ciment bi ñu dem confectionner ay carnet de bons yu mucc ayib yoo xamante ne kenn du ko mën a falsifier ñu jël carnet de bons yi denc ne bu ñu joxee jumaa ji principe bii la ñuy liggéey ku fa soxla nangam si nii nga koy jële parce que bu ëllëgee su fekkee jox nañu si jumaa ji nous devons rendre compte à Yoff donc lépp loo xamante ne def nañu ko na am këyit mu leer nañ su ëllëgee bu ñu janloog Yoff ñu mën a teg këyit seen kanam ñu xam ne li ñu liggéey nii ak ni la demee ñoom ñu bañ na duñu jóge jumaa ji ñun tamit ñu ne ñun du ñu joxee suñu alal ñun du ñu ko joxee si loo xamante ne mënuñu ko contrôler du ñu ko def si loolu moo taxoon ñun ñu bloqué ciment bi bon bi àddina di dox ba nga xamante ne suma camarade wax na ko tout à l'heure am na ay nit yu mal intentionné peut-être certes ne dañuy créer mouvement Fra Yoff foofu dinaa si revenir si création boobu li ma siy revenir lenn rek la mooy ñun dañu toog rek si dëkk bi dégg ñu ne classe 52 56 dañu war a daje si jumaa ji dëgg-dëgg lañ si am du courrier bu ñu yónnee bon on s'est dit que ñun classe 52 56 lañ donc fu ñu oote si Yoff te ñu bokk si classe boobu dañuy dem alors ba ñu ñëwee seen ndaje ma mag ñi yëg ko rafetlu ñu ndaje mi mag ñi ragaloon ay coo am si ñëw nañu fa mais ba ñu ñëwee prétexte ba ñu teg mooy dañuy ñëw rek waxtaan si suñu biir bu ñu waxtaanee si suñu biir après lu ñu arrêté rek muy li gën si Yoff rek la ñuy def on a accepté ñu toog sa waxtaan ba lenn la ñu fa arrêté mooy que ñoom dinañu name juróom-benn nit yebal leen ñu ñëw Fra Yoff wax ñu seenu naxar lan la ñu tontu leen ñu waxtaan loolu la ñu fa arrêté sa réunion bi yàlla def ñu jóge réunion ba quelques semaines après ñu envoyé ñu benn courrier ne dañ ñu invité pour que ñu ñëw si benn réunion d'évaluation mais on s'est dit mais écoutez ñun lan la ñuy évaluer ak lan la ñoo xamante ne mosu ñoo toog mosu leen a séq dara ñu oolee ne kaa ñu évaluer lan la ñuy évaluer la nga xamante ne moom la ñu arrêté woon ak ñoom ñun foofu la ñuy teg suñu tànk ñu tontu leen par courrier xamal leen ne na ngeen référé wu c'est la nga xamante ne moom la ñu arrêté woon sa assemblée générale ba lii ak lii lañ ci waxante woon loolu ñu ngi toog di leen déglu di leen xaar ñoom ñu ootewaat
gisee si seen biir ne dañuy fal bureau noonu la demewul neneen keneen ku wax ne dafa demee neneen day wax lu ko neex parce que kayit yëpp a ngi fi tegu bu si nekk mën nañu génn kayitam génn courrier am génn ni mu demee donc loolu moo fi andi dissident yoo xamante ne ñoo jóg ne dañuy créer ak FREAF am na loo xam ne du ma ci dugg peut-être danaa ci dugg si questionnaire yi bu ñu sa àggee li nga xamante ne moom laay waxaat di ko dolli si biir cursus bi nga xamante ne moom la ñu def mooy yàlla dimbali nañu suturaal ñu ba lépp loo xam ne moom lañ xalaatoon ak ñii nga xam ne ñoom lañ xalaatoon ànd ak ñoom ils nous ont beaucoup apporté damay jël exemple si ku mel ni Cheikh Mansour Cheikh Mansour suñu ànd ak moom njariñal Yoff kese lañ sa gisuñu si leneen am nañ fulla bu toll ni képp ku ñu àndal nga nar ñu dugal si loo xamante ne teguwul ci yoon te du njariñal Yoff ñu bala fa dem suñu yoon fulla boobu am nañ ko bu mu mat sëkk yàlla dafa def nag ñu digaalee ku gore ku bëgg a Yoff koo xamante ne ki saa yu ñu ñëwee teg problème mu Yoff mu jiituñu sa ñu koy liggéey ñu ànd ak moom une première ñu liggéey Masalikul Jinaan bi ñu ko liggéeyee ba mu jeex te Masalik bi yàlla dafa def Cheikh Mansour Yoff la tàggu fekk ji mag ña sa jumaa ja waxtaan ak ñoom si Masalikul Jinaan ñooñu rafetlu xalaatam ma Cheikh Mansour yebal ko si ñun pour ñu accompagner loolu moo tax ñun ñu accompagner Cheikh Mansour ñu ànd ak moom liggéey Masalikul Jinaan liggéey Masalikul Jinaan boobu ñu liggéey ba ñu ko jeexalee ñu toog waxtaan si li ñu liggéey nan la si Yoff gisee boppam ak nan lañ ko waroon a liggéey ba nga xamante ne def nañ synthèse u liggéey boobu ñu ne Masalikul Jinaan bii ñëw dañu koy rénover dañuy changer façon bi nga xam ne moom lañ ko organiser il faudrait que état bi si boppam ñu dugal ko pour que ñu mën a jël njariñ si état bi mu war a mën a dugg si biir Yoff ñu ne Cheikh Mansour il faut nga nga dérouler sa portefeuille pour que ñun ñu mën a liggéey boo xamante ne bi su ëllëgee Yoff dina si gis boppam si wàll woowu la ñu ànd ak Cheikh Mansour liggéey deuxième Masalik bi deuxième Masalik bi ñu ko liggéeyee yàlla ubbil ñu ay bunt ñu dem si ministère yëpp te avant ñuy dem si ministère yi dañu ne politique responsable politique yi dañu fiir avant ñuy dem fenn nañu waxtaan ak ki nga xamante ne moo fi nekk muy Diouf Sarr ñu seeti ko toog ak moom si mairie bi waxtaan ak moom ne ko programme bii la ñu tëral ne moom la ñu bëgg a organiser Masalikul Jinaan parce que bëgg nañu Yoff gis boppam si biir Masalikul Jinaan mu rafetlu ko ànd ak ñun si xalaat si biir waxtaan ñu xamal ko ne ko yëg nañ sa problème yaa ak Amadou Ba soo bëggee mën nañ ko dox ndax jàmm rek am seen diggante su ëllëgee mu mën la jëriñ yow nga mën ko jëriñ loolu la ñu waxtaan ak moom mu joxe kàddoom si loolu ñu commencé si la ñu commencé seeti ñu ministère yi lan la si Yoff am comme jëriñ tey si doxalin yooyu ñu doxale dem nañu bi ñu waxtaanee ak APEXI xam soxla yi nga xamante ne moo nekk APEXI fekk jamono yooyu ñu ngi adressé APEXI benn redressement fiscal bu 100 et quelques millions ñu discuter ko ak le ministre bi épongé ko si tàng-tàng bi ne ñu convoqué waay APEXI ñu daje parce que boobu si doléance yi ñu ko wax daf si bokk li ko dalee si SGBS bi ba sa SDE ba parce que foofu amul këyit ñu demandé ko ne état bi nag il faut mu defal ñu ko këyit ndax bu ëllëgee Yoff mën ko jariñoo mais kooku boo ko calculer en valeur mais ay milliards la yoo xamante ne dafa dugg si dëkk bi tey loolu ba ñu ko lijjantee defal ko këyit te ba nga xamante ne ñu ngi koy door APEXI am si problème mais Ousmane Sylla Sarr lañ jël moo jëkkër rek la këyit gi nga xamante ne moo jege mairie de Dakar bañ si jógee këyit googu si la ñu basé si la ministre bi basé pour maintenant ñu defar foofu defar ko titre foncier donc tey kooku Cheikh Mansour apporté nañu foofu lu am solo bi nga xamante ne ñu ngi régler problème bu place publique yii ñu discuté woon ko muy programme boo xamante ne dañ ko waxtaanee woon ak Diouf Sarr bi nga xamante ne dañu dem seeti ji Diène Farba Sarr waxtaan ak moom ci loolu danañ ñu déjà pour démarrer dama leen di xamal ne Diouf Sarr ñoo bokk école bu ñu jógee c'est un gosse brillant wax si moom lu baax ba pare xamal ñu ne danaa si def d'ailleurs d'ici quelques semaines di ngeen ñëw ñu defar bii nga xamante ne moo nekk Nord Foire
sinon noonu la place yi juddoo ñu bari nag du ñu xam parce que mbir bu ñëwee am na moment yoo xam ne dañuy politiser certaines choses nous sommes tout à fait d'accord parce que lépp loo xamante ne li aussi da yokk ci dëkk bi ñun ànd nañ ci li nga xamante ne lii moo koy yokk donc loolu Cheikh Mansour moo ko liggéey et puis Cheikh Mansour n'est pas resté là-bas parce que ñëpp xam nañu ne li ko dalee Wakaam ba Yoff ñun ñëpp ay mbokk lañ bu situation amee ci dëkk bu ne daf ko war a jaral mu fexe mu fay daay googu nekk ci dëkk bële Wakaam toll woon na foo xamante ne fii metti woon na trop ci plan coutume Youssou Ndoye ak Jaraaf All du ñu wax mu nekk situation bu metti Wakaam boo ko seetloo ay milliards am a ngi ci état bi mënu ko récupérer ci ñàkk jubóo ñu àndaat Cheikh Mansour ñu dox loolu photo yaa ngi nii sama portable ñoo leen jëli ji Wakaam ñoo leen andi Yoff jubaale leen fii ci Yoff ba Wakaam tey di mën a wax ci genn kàddu donc apport bi nga xamante ne moom lañu daan xaar ci Cheikh Mansour mu matal ko leneen nag rasi mooy lu ñu fi fekk la ñun dañu ñëw fii fekk fi Yoff daan jóg fii di jël ay oto di dem Touba ci relation bu Yoff seq ak Touba ba ñu ñëwee tamit ñu feddale li Yoff doon def dem Touba seeti ziyaara sëriñ bi ñaan fa wax fay soxla Yoff ëlbatuku dem la nga xam ne noonu lañu fi fekkoon mag ñi doon ko def ñu jaaraat si fi mag ñi jaaroon tegguñu si benn bon donc loolu mooy suñu relation ak Cheikh Mansour mu jàll ba ñu dem ba si affaire u FPU FPU bi mu juddoo ñëpp xam nañ ne organisation internationale loolu bi mu juddoo Cheikh Mansour toujours si bëgg ak Yoffam mu wax leen ne man du ma confier organisation coutumière bii lu dul waaye Yoff laa koy confier mu jox ko Fra Yoff ñu dem Dakar fa la ñu réunir ak ñoom fa la ñu arrêté organisation bi nan lay demee fi la ñu jógee fi la ñu dem ba Oussouye c'était le roi d'Oussouye yooyu yëpp si foofu lañ ko organisé muy organisation boo xamante ne bi organisation mondiale la le Maroc était représenté, le chef de l'État était là-bas ñëpp a nga fa woon dëkk jullit yëpp a nga fa woon mais pourtant ba ñu fa jógee sur bi xam ngeen ko bu ñu sa àggee si questionnaire yi ñu wax si lañ sa xam donc bi nga xamante ne rencontre nañu jàmbur yi rencontre ba je pense que am na ay jàmbur si présent yu fi toog yu fekk woon daje booba comme que dëkk bi ku nekk ngi naan fere jàmbur yi déggooñu te ñun gisuñu woon benn problème lañu am ak jàmbur yi lu dul ñi nga xamante ne ñoo nekk si jumaa ji te ñu wax leen ñu jóge fa ñeneen ñëw jël ko loolu moo fi am leneen amu fi bi ñu leen oowee fii réunion yàlla suturaal nañu ba bi ñu fiy jógee sa réunion ba ñoom jàmbur yi ku si nekk yaa koy giñ sa borom mais du ñun fere yi yàlla sigil nañu booba sa jataay ba nga xamante ne moom la ñu am ak jàmbur parce que confusion bi nga amoon yëpp mu nga amoon si seen biir parce que ñi nga xamante ne ñoo fa bëggul a jóge alors ñoom ñooy véhiculer d'autres idées si ñeneen ak ñeneen mu nekk wax yoo xamante ne kenn xamul lu mu doon donc ñu ne magi Yoff ñun jubboo ñoo magi Yoff ñun masuñoo jotee magi Yoff amul masuñoo jotee magam Yoff daxa amul sax parce que bu fekkee courrier bu ñu adressé la dinañ ko adressé magi Yoff par exemple lañ koy envoyé bu fekkee conseil de notable la dinañ ko jox convocation parce que conseil de notable mag ñi ñoo koy décider mais frais yi ñoo koy convoqué parce que frais yi ñooy bras séculier wu dëkk bi donc ñun dañuy jox mission ñuy dox donc te ñun mësuñu convoqué frais conseil de notable boo xamante ne convoqué wuñu magi Yoff mu leer donc ñun amuñu benn problème ak magi Yoff ñu ne dañ am problème ak imam yi ñun amuñu problème ak imam yi convoqué nañ imam yi fii ñu toog ak imam yi ñu échanger fii ñu dégg ci ay kàddu yu leer donc ñun ak imam yi amuñu problème te gisuma benn problème boo xamante ne bi jànkuwante ne suñu diggante ak imam yi ba ñu war ko direct toog sax di ko discuter conseil de l'État parce que fii bu problème amee ñu war ko relais si biir gox yenn yi muy jàmbur yi wala muy frais yi wala muy keneen su fekkente problème bi dafa lënt dañ koy yóbbu conseil de l'État moo regroupé ñëpp regroupé ndombi tànk yi bon pour revenir un peu sur l'histoire des ndombu tànk ak suñu compagnonnage ak ñoom ñun jëlewuñu ci lu dul ndam amuñu benn xarma yàlla ak ndomb ak tànk amul
ñun Fra Yoff laa wax amuñu xaar ma yàlla ak kenn suñ doom bu tànk nit nag da ngeen di ànd ngeen di dem man ngeen ànd di dem mu dem ba gisatul boppam sa ànd ba mu toog bu ko neexee libre na si mais bul ñëwul si yow ne la lii laa jotee yow it loolu doo ko considéré yow da ngay toog rek di ko seetaan yàlla defal nañu sutura ba ñoo ndamba yi ñoo yëkkindoo di dóorandoo te lépp loo xamante ne xalaat nañ ko pour def te bokkul si li nga xamante ne moom la ñu assigné toog nañu ak ndomba yi waxante ko ak ñoom ba ñu am si accord ñu door ko def à part rencontre yooyu mu am rapport yi nga xamante ne moom la ñu jëlee si état bi ak li nga xamante ne moom la ñu réaliser si biir dëkk bi ñu ñëwee si problème mu santé bi ñu si jëkkee xalaat si problème mu santé li andi xalaat bi sax mooy dañu dem defaraat li nga xamante ne mooy morgue bi parce que toll woon nañ foo xamante ne fii ñi nga xamante ne ñooy sang si morgue bi ñi ma ñotu ñoo woon a dugg si biir pour sangam kenn si morgue bi alors ba ñu alerté il s'est avéré que fenn fi dafa affaissé wu booy bëgg a daanu ak nawet bi nga xamante ne moom la ñu song bu su ndoxu nawet bi dalee dal bi day wàcc ñu ne bon nag nañu dem defar comme que tere nañ ñu jumaa ji nañ dem defar morgue bi si la ñu dem jël morgue bi en main liggéey morgue bi ba mu pare ñu joxaat leen ko foofu la ñuy sang tey fi mu nekk néew yi fi nekk si loolu bi ñu ko demee remarqué liggéey bi nga xamante ne moo fa nekk ñu waxtaan ak ñi nga xamante ne ñi ñoo yor morgue bi ñu décrire ñu membre yi nga xamante ne ñoo yor morgue bi ñu waxtaan ak waay laayeen ñu wax ñu ñi nga xamante ne ñoo yor morgue laayeen ñu dem seeta ji ki nga xamante ne kii moo yor hôpital bi ñu waxtaan ak moom xamal que ne ko dañu am ñoo xamante ne liggéey bi ñuy liggéey ak liggéey bii ñu nekk si hôpital bi di liggéey c'est la même chose donc ñooñu tey war nañu ñu di leen defal bilan annuel ñu di leen faj parce que corps bu ne ngay rencontrer bi ñu waxtaanee ak moom mu rafetlu ko dool nangul ñu ko ñu defar ay carte ay badge ku ne ñu defal la badge ba pare def ko ci domaine boo xamante ne bi ñu utal ko fooy boo xamante ne dañu ko déposer foofu pour que parce que àddina lépp looy def rek na wóor parce que nit ñaan nañi jubuñu da nga leen defal nangam ak nangam bu ëllëgee ñu jaar fële ñu dugal ci ak njublang bu ëllëgee mu indi yeneen i problème alors si la ñu ko def ba pare képp ku ñu defal kartam defal nañ ko ci këyit yóbbu ko hôpital déposé ko fa donc ñooñu tey jii dañuy def bilan ci hôpital bi année bu jot bu ñu demee dañuy présenter seen carte ñu xool sa liste ba seen tur nekk ci ñu faj leen loolu am nañu ko ci suñu diggante ak hôpital bi ñu am journée bu ñu effectué ci hôpitalu Yoff bi dem seeti ji malade yi nga xam ne ñoo fa newoon yëpp malade bu ci nekk ci lalam ñu jënd ordonnance malade yi fa nekkoon yëpp donc loolu ñu def ko ci mbirum santé mi et que avant ñuy toog bi ñu toogee di moins dañu seeti prêtresse yi nga xamante ne ñoo nekk ci dëkk bi yor maanaam wàllu tóoru mi ak yooyu ñoom ñaari ñëpp ñu seeti leen ku ci nekk ñu waxtaan ak ñoom xamal leen ne kat yàlla dañu dénk mission mu nekk ci suñuy loxo léegi te fëskee ne nañu bés bu ngeen tolloo ci loo xamante ne dafa war a ànd ak li ngeen di liggéey ñu ànd ak yéen ñu bokk ko parce que suñu mission loolu la laaj ñu waxtaanee ko ak ñoom ñu rafetlu ko ànd ak ñun ci loolu ñun premier ndëpp bi ñu fi fekke sumbaar yi ñoo ko doon organiser ndëpp loolu bi mu ñëwee ñun ñu dem fa recevoir gan yi avant ñuy dem di recevoir gan yi ñu ne ñun am na lu ñu war donc nagu Yoff bi ñu laajtee mag ñi xamal ñu ne nagu Yoff APEX moo koy jënd joxe ko ci turu Yoff ñu ne c'est pas suffisant parce que ndëpp dafa metti léegi ñun nañu fexe ni ñu jàppale ñiy tuuru nan la ñuy def ñu ne nañu def suñu même politique bi nga xam ne moom la ñu doon def bi ñuy am 50 sacs ciment si loolu mun nañu wax ne tuuru moomu ñun éjecté nañ si tuuru mi plus de 11 millions de francs CFA si tuuru moomu en valeur matérielle et tout donc ñu jógee si tuuru moomu yàlla def mu tombé ak tuuru ba ca topp tombé si kii nu mu tuddati Binta ñu delluwaat kër Binta on a refait la même chose chez Binta te taxawu ko ba tuuru ma jeexit ñu deg si tuuru mu mujj mii mu yemboox situation bi nga xam ne moo am si dëkk bi mais on s'est dit ñun bu ñu xool situation bu ñu xool leneen ñun Yoff ñu fi teg fa ñu war a teg suñu tànk rek nañ ko fa teg ñu dem ñoom ñu adressé ñu courrier ñu tontu leen par courrier xamal leen ni dinañ leen recevoir jour temps
jour booba fii la ñu toog réunion di leen xaar ñu yéex a ñëw bi sax dañ leen au téléphone après ñu door a ñëw ñun ñu toog ba ñu waxtaanee ak ñoom ñu rafetlu waxtaan bu yëpp lañ fa wax yàlla def jour bi nga xamante ne ñun fa lañ waroon a dem pour élire fa kii nu mu tuddati quartier général ba ñu ñëwee mu am fa situation bu fa am mais quand même ñun situation boobu defuñu ko situation du benn problème du loolu du ñu tax a yoxi parce que dëkk boo koy liggéeyal di nga jékki-jékki ñu di la dóor ñu di la màtta ñu di la def lu mu mënti doon mais sëgal rek nga xam ne li ngay liggéeyaloo ko sa bopp rek askan wi yëpp nga koy liggéeyal donc booy liggéeyal askan wi bul bañ ko la dóor bul bañ ko la mbaj ci loolu la ñu ànde ak ñoom ba bés ba yàlla suturaal ñu lool parce que damay wax ne toujours ñun yàlla dafa ànd ak ñun parce que Yoff bu fekkee da nga koy liggéeyal te nga koy liggéeyal si honnêteté gu war sëg Yoff du la mës a bàyyi ñun ba nga xamante ne ñu ngi am teraanga bu ñuy yóbbu sa ndëppal mun nañu wax ne bi ñu ne suba la si ndëppal yi ci guddi yi ay doomu Yoff yoo xamante ne Yoff gi la ñu dëkk ànd ak ñun ñuy wër di lijjanti si guddi googu lay door a mat ñooñu ba nga xamante ne man sant nañ leen gërëm leen envoyé ay courrier xamal leen ne dañu leen di remercier si li nga xamante ne mu ngi liggéeyal dëkk bi ba ñu dajee foofa it jox nañ leen fa enveloppe bu 1 million de francs léegi si wàllu njàng mi bi nga xamante ne école arabe toll nañ si situation boo xamante ne bi seen manuel scolaire dafa difficile woon pour parents yi pour ñu uti ko ñu convier leen fii oo leen réunion ñu jox leen manuel scolaire boo xamante ne soo ko doon calculer léegi tey tout de suite àgg na ay 6 millions et quelques ñu yëkki ko teg ko si waxaa école arabe jox leen ko pour ñu dimbali élèves yi nga xamante ne ñoo jàng foofu si école arabe bi nga xamante ne toog nañu 1 an après école arabe di dund situation bu difficile si gestion bu école arabe mag ñi sant ñu parce que toujours damay leeral mag ñi sant ñu ne il faudrait que école arabe problème yi fa nekk ñu jëm ko régler si noonu la ñu demee toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ba créer conseil d'administration bi nga xamante ne bi mooy gérer école arabe tey jii boo ko seetloo ma jën mële moo ko présider si turu Fra Yoff àndoon fa ak premier vice président ñoom ñu liggéey bu mucc ayib si wàllu école arabe donc si wàllu école arabe toujours ñu def fa liggéey boobu te di si sant bu baax mag ñi si apport bi nga xamante ne apporté nañ ñu ko si wàllu liggéey boobu nga xamante ne moom la ñu liggéey suñu relation ak la commune de Yoff nekk na relation boo xamante ne aussi bi ñu ko àndee di ko liggéey dëgg fa dëgg ñun gis nañ si suñu bopp parce que lépp loo xamante ne wante woon nañ ko ak ñoom taabale woon ko ak ñoom yàlla defal nañu sutura ba la nga xamante ne moom lañ si waroon liggéey lépp yàlla defal nañu sutura ba mu am mais nag àddina dafay dox àddina dox na ba nga xamante ne ak yàqu-yàqu yi nga xam ne moo nekk si dëkk bi nit ñi ku si nekk da ngay jékki-jékki ngay ut ay parparloo dama ne ñun wàll woowu man de dama ne Pédar man sama bopp bu ma nekkul si dëgg bu ma kenn faral lépp lu dul dëgg ànduma ci bu ma newul si dëgg bu ma kenn ànd ak man damay ñaan te yàlla ñu siy suturaal frais yi nga xamante ne ñoo fi nekk ba bés ni tey ma suñu si toog benn jamono ñu posé ñu problème boo xamante ne frais yi ñoo ko def ñu toog fii ñun si suñu biir di si ŋaayee wala di si xuloo di si xeexoo amul bi ñu liggéeyee si wàllu toujours si koom-koom ñu waxtaan ak benn société bu ñuy wax Petroflamme société boobu bi ñu waxtaanee ak moom li ñu arrêté ak ñoom mooy woon dañu war a am station boo xamante ne dañu ko war a def foofu ci Tongoor ñu waxtaan ak moom ay clause yoo xamante ne yi pour que dëkk bi mën si gis boppam sa la nga xamante ne moom la ñuy liggéey clause yooyu signé nañ ko mais ba léegi comme démarré gu ñu travaux yi pour revenir si wàllu ciment bi nga xamante ne situation am na CM bu Yoff adressé ñu courrier ba ñu adressé mooy que ñoom dañu am ay problème mu toilette parce que toilette dafa nekk baaxul te vraiment élèves yi dañuy soxla ay toilettes ba ñu ko waxee si xalaat ñu ne mais ciment bii nga xam ne ñu ko jël dénkaane ko fële boobu ba dëgër suñuy doom ñoo nekk si école bi nañu dem foofu ñu liggéey ko
si noonu la ñu tàmbalee chantier boobu ba tey ji kuule nañ ba pare te dinañ leen jox 20 toilettes yoo xamante ne ñu ngi ko fay def fi mu nekk nii te incha allah mois bii ñëw dinañ ko inaugurer bu soobee yàlla si kanamu ñëpp. donc mun naa tënk ni si wàllu liggéey bi quartier yi cellule de quartier yi nga xamante ne ñoom la ñu instauré si quartier bu si nekk ñoom tamit ñu ngi liggéey bu mucc ayib mën naa si citer exemple rek laay citer comme Ndenane parce que tey mun naa wax ne dëkk bi lu mat 700 et quelques cas yoo xamante ne am na fi si dëkk bi réglé nañ ko fii si biir dëkk bi si bi ñu faloo ba nëgër na am na si cas yoo xamante ne dépassé woon na Yoff àggoon na ba justice bii ko jiitu mooy mur bi nga xamante ne moom la ñu tabaxoon fii si bande verte bi ay xale daaneel ko bi ko xale yi daanee ñu téye leen bi ñu ko téye ñu ne ñii doomu Yoff lañu du ñu toog di seetaan loolu ñu jog ak suñuy pexe ak suñuy moyen jël avocat del lépp jël leen en charge jël lépp ba génn xale yooyu tey ñu nekk fi di daagu si dëkk bi yeneen cas juddu na fi ñoo xamante ne si dëkk bi la ñuy juddoo nekk si dëkk bi ñu téye leen war leen a yóbbu yoon ñu jog jël avocat def si lañ sa war a def jëli leen andiwaat leen si dëkk bi ñeneen ñi nga xamante ne cas yi dafa yem fii si Foire ñu discuter ak le commandant de la brigade cas boo xamante ne bi sorewut nañu permettre cas bi ñu dellu si ko andi ko fii si dëkk bi Fra Yoff réglé ko boppam moo tax souvent bu cas amee commandant brigade bi daf may au téléphone suñu expliquer cas bi su ma ne ko may ñu réglé ko rek mu dellu ñu cas bi du sori donc moo wax ne si cas yooyu réglé nañ fi presque 700 et quelques cas di féliciter président cellule de quartier yi si liggéey bi nga xamante ne liggéeyal nañ ko dëkk bi parce que kat dëkk bi ñëpp réeréw ñu mbir ne bu nawet jotee dafay metti surtout si quartier bu mel ni Ndenane ak Tongoor yàlla suturaal nañu bu nawet bi jotee ñun duñu nelaw dañuy déglu bàyyi bi naa fu mu nu oowee téléphone na nangam rek jóg nañ si guddi gi jël suñuy moyen dëkk bu ne ñu waxtaan ak maire bi ñu teg fa pompe teg fa leneen ak leneen ak leneen bu ko defee ñooñu duñu mëdd mukk si biir mbënd moomu du am donc wàll woowu ñu si remercier vraiment cellule de quartier yooyu nga xamante ne ñoo def liggéey bu mucc ay boobu ñu ngi leen si remercier di gërëm di sant Yoff gépp di gërëm suñu waajur di gërëm ñëpp c'est mission bi nga xamante ne moom la ñu dénkoon ñu doon ko dox mu nekk mission boo xamante ne métti na jafe na am na benn rubrique sax bu ma doon a fàtte muy pêche bi wàllu géej biñ siy dugg dañu fekk saison bu commencé ñu jël ko sa digg ba ña nga xamante ne ñoom la ñu jëloon teg leen si géej ñuy liggéeyal dëkk bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que liggéeyu géej ba dafa metti ku gis sedd bi ñoom ñuy dem guddi géej wacc seen ak njaboot seen i kër toogal ñu géej fanaan fa xëy ñibbi ñeneen ñëw remplacer leen mais ñooñu dañ leen war a gërëm liggéeyal nañu liggéey bu ma ci ayib te fépp foo xamante ne oo nañ leen fa soxla leen fa ñëw nañu taxawuñu sa da nga xamante ne noonu la ñu ko bëggee woon di gërëm ñi nga xamante ne ñoo yor quai de pêche bi parce que jox nañ ñu cër boo xamante ne vraiment lépp loo xamante ne naroon na yàqu si quai de pêche bi ñun bu ñu ñëwee wax rek ñoom bàyyi nañu ànd nañu ñun si lépp loo xamante ne moom la Yoff bëgg ñu ciy liggéey yàlla nag moo def nattu bi nga xamante ne teg nañu ko mu dal ñu si moment bi nga xamante ne moom la ñu toll muy li nga xamante ne moom la ñuy wax naan ay deuxième frais ba moo andi yàqu-yàqu bi nga xamante ne moo xaw a am géej parce que ay quelques mag ñoo oo mool yi nga xamante ne ñoo nekkoon foofu xamal leen ne bu leen verseeti loolu moo tax ñenn ñi verseetuñu mais am na si ñu siy versé mais ñeneen ñi si ëpp versé wu pour ñun cas boobu tollooguñu si war ko waxante ak Yoff parce que dafa am lu gën a jàmpa loolu loo xamante ne moom la ñuy réglé bu ñu ko réglé bu pare danañ toog ak Yoff dana déterminer sur la question parce que boo demee Kayar moolam Yoff ñi ma ñu faa def loolu ba ko fa defee ñu jële ko fa mu dem teeri ji faneen donc bu ñu ko ñamañee def si suñu dëkk c'est parce que ñun ñoo divisé wu ñenn ñi di dem di wax fii ñii di dem fële di wax leneen loolu moo andi li nga xamante ne mooy indi loolu nga xamante ne moo am te bu soobee yàlla wax yonente ba borom dëkk baa ngi toog
li ñuy wax dégg na ko te incha allah dinañ jàkkaarloo ak conseil de notable problème yooyu nga xamante ne moo fa am danañu ko wax. mu ni non non doo am explication parce que fàtte woon naa ko mooy bi nga xamante ne toog nañ en conseil de notable bi ñu xalaatee dañu xalaatoon ne école Air Afrique bi nga xam ne moo nekk fii te état bi jariñootu ko nañu fexee nu ko état bi joxe Yoff loolu ñu dox si doxin boo xamante ne demoon nañu bañ ñu xamal ñu ne sotti na ñu dem fa ba ñu fa demee ñu fekk fa ay gardien yu nekk ci bunt ba ñu xamal ñu ne waa ji Sarr ki dëkk Laayeen Tayiru moo leen fa teg ba ñu ñëwee it ñu waxtaane ko ak le ministre li nga xamante ne moom la ñu fa jëlee ñu toog ba jàkkaarloo ak Amadou Ba ñu posé ko problème bi ba ñu ko posé Amadou Ba problème bi Amadou Ba ne loolu bu soobee yàlla ak yonente ba lu mu si man dana ko ci bay pour que problème boobu ñu sottal ko ñu toog ba jamono ñu ooñu convier ñu si pose première pierre ne pour lycée Yoff ñu ngi ko war a def si côté beneen bi ah ñun jaaxle woon nañ lool pourquoi transfert boobu am parce que pour ñun école Air Afrique moo ëpp superficie école Air Afrique moo nekk loo xamante ne c'est moins coûteux parce que infrastructure yi ñoo nga fa toiture yi kese ngay defar élèves yi jàng donc pourquoi ñu choisir dem fële kooku beneen version la boo xamante ne bi après je pense que loolu ministre dinañu expliquer naka la parce que dem nañ sa inauguration bi de toute façon si pose première pierre bi fekk ji ko léegi si biir bi nga xamante ne ñu ngi def si recherche de moyens bi nga xamante ne seeti nañ ministre yi dem nañ seeti ku mel ni Coumba Ndoffène Arona Coumba Ndoffène Diouf ba ñu demee waxtaan ak moom dafa am loo xamante ne état bi si loo xam la ko teg mu jëm si wàllu ay juma ak yooyu bi ñu waxtaanee moom si wàllu pour que ñu dimbali ñu pour jumaa Yoff ak neneen lañ ñu mën a jàppalee ci loolu mu am ñu mu ñu booleel nangu li nga xamante ne moom lañ ko wax it parce que am na partenaires yoo xam ne gis nañ leen ba pare ba d'accordoon nañu ne pour que léegi ñu jox leen métrage yu carreau yi nga xamante ne mooy dem si jumaa ji ñu dem seeta ji techniciens yi nga xam ne ñoo nekk si jumaa ji waxtaan ak ñoom ne leen nañu calculer métrage bi ñu wax ñu ko parce que am nañu koo xamante ne mën nañu yëwaneel loolu ba bés bi ma toog ak yéen di wax ak yéen fii réponse boobu jotuñu ko ba nëgër kenn ñëwul si ñun nañu temps de métrage bi nangam la wala lii wala la jumaa ji nag jumaa ñëppa bu ñu jógee di si wax wala di si def dañu bëgg rek mu pare mu noppal ñëpp parce que jumaa ji yàgg na lool liggéey donc loolu je tenais à ce que ma wax ko pour que ñëpp xam li nga xamante ne bi ñu cheminé ba nëgër ni def nañ ko fi si dëkk bi yokk fi si koom-koom bu dëkk bi si anam bu mucc ayib valeur xaalis bu bëri dugg na si dëkk bi donc ñu si sant suñu borom di gërëm ñëpp di sant ñëpp ñun nag jaamu dëkk bi kese lañ mënuñu lu dul ñu sant ñu mission ñu dox mission bi bu ñu jeexalee ñu rendre compte bu dul woon activité yi nga xamante ne moo fi jaar jaxasoo yi nga xam ne moo fi jaar lii sax mënoon na bañ am parce que su boobaa conseil de notable dong la ñuy woote rendre leen compte c'est la nga xamante ne fa la dëkk bi tollu ainsi de suite mais je pense que li danañu jàngal pour que la prochaine fois si biir wàllu coutume ñu xam ne dañu gérer coutume mais coutume bi ñuy gérer aussi population bi tax ñu koy gérer suñu tranche d'âge moo ñu ko jox ñu war ko yor di ko def ñu ngi sant suñu ñu am ci lu ñu wax ñu jox leen kàddu gi ñoom kàddu gaa ngi def naa ku dégg li nga wax sa xel dana dal parce que li nga wax fii yëpp wax dëgg yàlla li ko tax a jóg ma defar dëkk bi te loo xamante ne lii lu ñu fi fekk la toll ci war ko def donc amuñu ci benn mérite mais xam naa ko wax aussi bilan di nga wax aussi quelques rëq-rëq yu am ci biir loolu mënul ñàkk donc ñun loolu dañ koy nangu ne ñun ay nit kese lañu mën na am ci ay suñu doxalin
ak suñu waxin ak suñu jëfin am ay rëq-rëq yu am ci biir mais loolu ñu ko sëqee ay nit dañ ko war a toog waxtaanee ko ba dindi rëq-rëq yooyu mais du ñu rafetlu nga jàpp ci rëq-rëq yooyu pour créer problème boo xamante ne bii moo gën a diis ni nga doon jéem a faj te loolu dafa mel ni moo fi am donc sans plus tarder donc loolu laa ci bëggoon a yokk rek ci tuuti ci kii bi mais mën naa ci yokk aussi tuuti nga xam ne suñu biir organisation interne am na lu bari yoo xam ne peut-être du lu matériel lu ñuy gis lu ñuy wax yoo xam ne def nañu ko bi ñuy toogee dañ def une proposition pour seet ni ñu organiser aussi suñu frais Yoff ni ñu koy doxalee donc ñu organiser fii benn espèce de journée d'étude boo xamante ne bii si la ñuy xoolee ni ñuy tëggaatee ni ñuy doxalee ci biir tudde ko règlement intérieur xam naa ne sax loolu day tubaabal trop mais tëgg nañu loolu ba xam en tout cas ñun nu ñuy doxalee suñu biir tëgg nañu loolu. tëgg nañu aussi li ñuy tudde plan d'action mooy maanaam suñu gis-gis si ni ñu war a doxale dëkk gi tëral ko ci ay points yu bari am na ñu ci cité mooy santé éducation yooyu yëpp domaine yooyu yëpp vraiment def nañ ci am plan d'action boo xamante ne bii wax dëgg yàlla liggéey nañu ci te document yaa ngi fi donc mën nañ ko génne tey ku ko laaj ñu génne ko ne la lii au moins xalaat nañ ko tëgg nañ ko pour doxal dëkk bi donc loolu daal laa ci bëggoon a yokk président léegi sans plus tarder peut-être mën nañu jox journalistes yi bu fekkee ne am na questions yu ñu jox ñu tontu ko. asalaamaaleykum dañuy wax ni ñi ngi nuyu ñëpp ñu fi toog macha allah nekk ay kilifa ci ñun di nuyu tamit monsieur Peder Sarr mi nga xamante ne moom moo jiite conférence de presse bi jiite tamit li nga xamante ne moom mooy frais Yoff yi donc nuyoo boobu la ñuy joxe rek d'abord balaa may tàmbali damay wax ndax question yi dama koy posé ndoo yëpp wala ma posé benn par benn. waaw d'accord donc dégg nañu waxtaan bi macha allah conférence de presse bi li nga xamante ne génne nga ko fi depuis bi ñu leen falee ci août 2015 ba léegi macha allah bilan bi nga xamante ne établir ngeen ko liggéey bi ngeen def te lépp comme ni nga ko waxee population Yoff moo leen ñor li ngeen fi def daal lépp ci lu baax yaakaar naa du ma fi nekk sax di ko répété waat mais man sama première question rek moom mooy. comme jamono ji xam naa ni ñu bëri wala ñëpp moom la ñuy laaj muy bokk na sax ci sa biir wax muy ñaari frais Yoff yi nga xam ne am na fi te loolu di une première ci li ma xam bokk fii ci Yoff donc yéen étant yow nga nekk njiit bi comme naka ngeen ko dundee ñaari frais Yoff yooyu te comme ni nga ko waxee yéen liggéeyal Yoff moo leen ñor donc yaakaar naa bu dee loolu am na comme population bi ku nekk daal wax nañ koo jox sa cër wala li ngeen di def bu dee gis nañ ci seen bopp dinañ leen jox seen cër donc mais gis nañu benn moment ñii dañuy wax ne frais yi la ñu war a dem ñii di wax ni frais yi la ñii di wax ni yéen est-ce que valable ngeen ba léegi est-ce que du ñee ñoo valable léegi loolu naka ngeen koy dundee ak tamit gis nañ tuuru Mame Ndiaye bu événement bu mujj bi fii ci Yoff frais Yoff bee rek nga doon dégg fu ñu woowee frais Yoff rek dañu naan Mame Ousmane Meng donc loolu yéen en tant que frais Yoff naka ngeen koy dundee d'abord. Je te remercie beaucoup question bi ngay wax ni léegi question d'actualité la sawar nañ lool pour tontu si di la xamal ni en tout cas man di ñun sax frais Yoff gii nous tendons la main ak képp koo xam ne classe 52 56 nga ne da nga bëgg a liggéeyal dëkk bi nous te tendons la main ngeen ñëw ñu liggéey dëkk bi. ou bien su fekkente ne dafa am loo xamante ne danga ko xalaat ni ñun ñoo koy doxal dëkk bi te anam bi du noonu invité nañ la fii jeudi bu mu mënti doon boo ñëwee nga wax li nga xamante ne mooy sa tawat ñu ànd ak yow ñu faj tawat boobu donc ñun création wu frais Yoff boobu defuñu problème du tout su fekkente ne xam nga coutume te xam lu coutume di doxee loolu warul a def problème. peut-être yow mi xamul coutume yaay taxaw naan 2 frais Yoff mais ñun gisuñu 2 frais Yoff ñun genn ak frais Yoff la ñu gis a xam association buy wax feneen. waaw parce que expliqué nañ la dès le début nan la ñuy constituer frais Yoff classe d'âge la
wax na la péripéties yi nan la ñu jaaree ba samp Fra Yoff gii Fra Yoff gii ñii fi nekk toog fii yëpp di membre Fra Yoff seeni quartier moo leen mandaté te pour seeni quartier mandaté leen quartier yëpp dañu réunir tenir seeni réunion seeni quartier waxtaan si seeni biir ba seet ku leen doy ñu tànn ko muy juróomi nit ñu yebal ko mooy ñëw fii moo formé Fra Yoff te bu formé Fra Yoff yamul ci loolu bu ñuy formé Fra Yoff ba pare dañuy dellu si mag ñi xamal ne leen na ñun kay formé nañu ba da àll fal nañ suñu bureau mag ñi ñooy choisir jour bu ñuy installé ñun suñu Fra Yoff dañu ko installé faj daan installé Fra Yoff su boppu jumaa ji devant les autorités étatiques ñu ñëw toog ñu représenté sëriñ bi ñu représenté ñeneen ak ñeneen ñëpp a toog ndomba yëpp a toog ndomba yooyu ñoo ñu installé donc tey si suñu frais su fekkente ne si wàllu coutume dong la ñuy dox ñun dañuy mën a commettre faute lourde mag ñi ooñu conseil de notable buñ ñu mënulee baal ñu jëlee ñu fi te buñ ñu fiy jëlee ñi topp si ñun ñooy ñëw mais tranche d'âge bi mënuñu remplacer loolu mooy coutume merci beaucoup. li nga xamante ne moo ñu fi mën a jëlee ñun Fra Yoff si coutume mooy ñu commettre faute lourde bu ñu commettre faute lourde conseil de notable moo ñu mën a juger bu ñuy juger que ça soit ñu baal ñu ñoo xam ban sanction lañ ñuy jox bu leen neexee ñu ne dañ ñu fiy jëlee te buñ ñu fiy jëlee it suñu tranche d'âge mënuñu remplacer ñi toppoon si ñun rek ñooy yéeg nekk Fra. voilà foofu mën naa si tontu bu gàtt du gudd sax xam nga dëkk bi ak mbokk dafa gën a jegeñe mbokk dafa gën a jege bien que nag tóngoor ba laayeen ñu ñëpp ay mbokk lañu mais mbokk dafa gën a jege ki nga xamante ne kii moo yor organisation tour bii passé nii dafa bokk si clique bële donc tey mënul def lu dul ànd ak cliquam dem mais nag ñun sachant responsabilité bi ñu Yoff jox moo tax ñun ñu ñëw taxaw li ñu fa war a def ñu def ko parce que la ñuy def jaree tax ñu di ko def mais nit taxul ñu di ko def daan nga gis yi fi jaar yëpp ñun ñoo fa daan taxaw jural ñun. yan yëf par exemple laaj bi nag question bi dese na leer question bi dafa dese leer demal droit au but. non boobu wax tontu ko sax vraiment daf may xaw a diisee parce que boo xoolee Fra Yoff ñi fi nekk xoolal ñi composé Fra Yoff bu baax te nga xool li nga xamante ne moom laa la wax ci démarrage bi nee naa la ñun suñu Fra du Fra buy jaayi suuf nee naa la bu ñu Yoff santé jox ñu mission ñun du ñu jaayi suuf suñu Fra bés bu ñu ko andilee tamit agence lañ koy jox mu jaay agence bi ñëw vers Yoff mais ñun du ñu jaay donc bépp alal boo dégg mu nekk alal additionnel bu dugg ci dëkk bi ñu dugal ko ñun ci dëkk bi dugal nañ ko fa mu war a dugg fu mu war a dugg rek lañ koy dugal du ñu ko dugal feneen parce que amul dara loo xam ne dañ koy jël di ko jox kenn wala ñu koy pàccoo suñu biir amu fi parce que dëkk bi kenn mënul bañ ku la waxal kenn mënu ko bañ de loo jub du tere
bu ëllëgee kenn na la nangam wax nangam wax na ma dégg naa lu bëri di te yu bëri yi may dégg yëpp vraiment dama koy dégg rek ree parce que liñ may waxal ba ñu ma koy waxal sax fekkuma fi man maa nga màkk ñu ma koy waxal ba nekk te nekkuma sax si dëkk bi bon nag ma sant sama borom bu baax. waaw waaw tuumaal fi lañ ko fekk te du fi ma si jóg du fi ma si jóg Macky Sall mooy président réew mi bés bi yàlla sàkk mu dégg lu ne donc ñun Mouhamed moo ñu gën fuuf mooy gën si mbindeef te lu nekk dégg na ko te lu nekk daj na ko it. waaw man dama si bëggoon a sànni tuuti si loolu rek maanaam ñun bu ñu bëggee tuumaal ci dara te ñu ngi koy tuumaal ñun la ñu bokk ñoo xamante ne yéen ñoo bokk benn génération ñu bokk Frère Yoff bu ñuy fal ñoom ñu ngi toog fii bu ñuy tuumaal dara mais dañu ñëw toog ak ñun ñu toog ak ñun nañu lii ak lii ngeen def ñun abaana réponse yi am nañu ko mais ba léegi nii dañuy wax ne dañuy dégg rek ñu ngi leen di tuumaal nangam mais teguñu dara suñu loxo loo xamante ne lii mën nañu wax ne lii moo lañ leen di tuumaal parce que ñoom su ñun lañu bokk donc xam nañu Frère Yoff ni muy doxee en principe bon Frère Yoff ni muy doxee mooy ku ko soxla da ngay ñëw fekk jour réunion bi wala nga demande audience nga ñëw toog ñun loolu lañ bu fekkee ne defoon nañ démarche boobu ñëw si ñun toog ak ñun nañu yéen nii ak nii ak nii ngeen di doxalee ñun rafetlew ñu ko ñun ñu changé wala ñu modifié wala loolu mooy démarche bi normal mais ñun ñu xëy rek ñu toog duñu oo ci télé parce que coutume nañu nekk coutume aussi dafa am nu muy doxee en tout cas ñun dañu fi yaakaar ne loolu ñu suñu maam yi ak suñu mag yi ak suñu papa yi doon doxale du loolu toog ci télé bi naa woote naa la déet nga ñëw fii nga war a waxee nga waxee ko parce que ñoom moo ñoo bokk yëf yi donc loolu moo amul loolu bu amoon tuumaal yooyu yi ñuy wax yëpp dinañ ko mën a génne benn par benn ñu tontu ci tontu yu leer parce que yoruñu fi dara lu nga xamante ne lii yaakaar nañ ne ñun mën nañ ko lumbal amu fi waaw. même tuuti ma gën a leeral foofu tuuti benn point toujours parce que da nga nekk si tuuru Mame Diarra te xam nga wax day génn rek di dem laaj nañu leeral benn point mu leer nañ parce que ñun bu fekkente ne dañuy organiser dañuy seeti société de la place yi nga xamante ne dañu am ak ñoom ay relation yooyu mooy tax lépp loo xamante ne am nañu ko si ñu koy am bon donc si wàllu woowu dafa am rumeur buy daw ma bëgg ko leeral nañ ndax ñi nga xamante ne ñi ñoo yor ma tuuruma fële su ëllëgee ñoom ñu xam lan moo xew lettre bi boo ko seetloo bii ak bii bokkul année 2017 2018 yëpp a ngi fi courrier yi nga xamante ne moom la ñu def yàlla def ñu séq ak Auchan ñëpp xam nañu ne en tout cas man jege naa Auchan trop DG bi buy laaj man mii lay oo téléphone laaj ma Auchan dañu ko bind di ko demander pour mu jàppale ñu si tuuru mi yàlla dogal bi tuuru muy jege yem moo DG bi voyagé dem Paris man lañu woo na ma nan lañ defante woon ak yéen DG man ma bëgg lu gën a dun man naka mais dañoo jox 500000 à ma surprise générale ki nga xamante ne moo yor dossier bi fekk ma boobu yàlla suturaal na ma sax parce que ba may fekk mu ma fekk ak membre yi Frère Yoff yu toog parce que su ma fekkoon man rek sax su ma koy nettali peut-être du wóor mais ay membre Frère Yoff fa nga toog mu ne ma mais 500000 bi jox nañ leen ko mais en forme de bon lañ leen ko jox lépp lu ngeen bëgg si Auchan ngeen ñëw jël ko ba mu mat 500000 mais problème bi dafa nekk si madame Louise moo ko yor après da ngay seeti madame Louise su ma demee fekk madame Louise ñëwul liggéeyul 3 jours madame Louise ñëwul ba moom mu fekkaat ma fa ma fekkoon na ma mais yow jël séegula seen affaire ma ne ko non yow ki nga ma booleel ba léegi du liggéey kooku du liggéeykat gisuma ko ba nëgër mu ne ma xaaral mu jël téléphone am oo ko moom si boppam bi mu ko oowee moom tu mu ne ko mais loolu joxe naa ko bu yàgg ma ne ko joxee mu ne ma waaw ma ne ko ah man de jël sa mukk maa ngi nii toog kenn joxuma dara
mu ne ko vérifier ma courrier bi nga wax ma kan mu nga ko jox mu ne ko Alsaan Samb laa ko jox bi mu waxee Alsaan Samb rek sama xel dem si ne Alsaan Samb bu ngoon si organisateur donc rek Amadou Gueye la donc lenn rek moo mën a am que ça soit ñun dañ def courrier yem wax ñoom it ñoom ñu def courrier parce que sa courrier ba la référé wu nee na courrier ba dafa gis benn numéro téléphone bu si nekk mu oo ko moom xamul kuy Alsaan Samb mais pourtant loolu bi mu amee nit ñi si dëkk bi lan la ñuy véhiculer ñu ne ñun Fra Yoff dañuy jox bon wu 500 000 francs yi au champ ñun ñu jël ko di ko dugal si suñu kër di ko séddoo loolu nag moo tax ma koy wax si télé bi fii mu leer nañ bu ko defee nit ñi dégg su fekkente ne ala loolu àggul sa ñam fa war a dem ñooñu it xam ne loolu génn na nga jégal ma. non déggoo li ma la wax dama ne la Fra Yoff dafa am nu muy constitué terme bi nga xamante ne mooy jàll si coutume ñun mënuñu ko jéggi di def leneen nee naa la léegi ci wax nee naa la ñi nga xam ne dañ bokkoon Fra Yoff gii nekkoon fi 7 personnes yooyu dem nous les tendons la main tëjaluñu leen benn bunta moment bu ñu bëggee ñëw mën nañu ñëw ñu ànd ñu liggéey ñoo bokk dëkk bi parce que c'est des élus. non dama bëgg ñu xam ne Fra Yoff du association Fra Yoff institution la du association institution la donc institution dafa am nu muy doxe ñun du benn yoon ñun ñuy teggi suñu tànk si yoonu institution bi li yoonu institution bi wax rek moom la ñuy def libre nañ dëkk ñu àndax benn collaborateur di liggéey ak moom mu toog ba gisul boppam mu gedd dem toog dem ba xelam yedde ko mu bëgg a ñëw ñu ubbil ko bunte yi mu ñëw ñu ànd ñu liggéey parce que fii suukar amu fi de lu neex amu fi naxari na trop métti na lool da ngay bàyyi sa vie de famille ci nga toog man dinaa toog jënd yi 2 jours yoo xam ne dina am sama njaboot yoo xam ne du ma leen gis sama yaay ji ma jur sax du ma gis te loolu yëpp ittee dëkk bi rek a ko waral donc lu neex amu fi ku bëgg rek ñëwal ñu ànd ñu liggéey. Fra moo waxaat la Fra amul mandat de temps d'année loolu amul ci Fra les gens ont tendance à le dire mais loolu amul Fra xam nga la moo ci am génération la buy ànd buy liggéey tant que génération bi ñu ngi ànd ñoom ñëpp continuellement di liggéey le travail continue mais bu ñu demee ba Fra yi 40 et quelques personnes yi ñu dem ba léegi on se retrouve ay 5 ay 8 ay nangam en ce moment dañuy xam ne fi mu nekk jeexal na suñu ren jeex na en ce moment la ñuy woote pour que yeneen génération ñëw jël trône bi ñu doon def nekk jàmm. waaw pour tontu ci loolu la ñuy jox historien bi nga xamante ne moo fi newal histoire Yoff xam Fra Yoff mu sosoo ni muy doxee mu leeral ñu problème boobu waaw. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa coutumière di ki nga xam ne moo di Jaraaf Seny Gueye ici présent di nuyu membre Fra Yoff yëpp dala ko ci président Pedre ba ci membre bi gën tuuti di wax ne dafa am kàddu bu ñu ma joxee mu di kàddu historien ma taxawee fi ñaar tamit taxawee naa fi kàddu historien taxaw fi aussi li nga xam ne moo di
jàmburu Yoff ndax ñii nga xam ne tey ñoo teew nii di Fray Yoff classe 52 56 ñun ñi nga xam ne ñoo doon classe 47 51 ñoo leen jox lenge yi te bañ leen jox lenge yi muy le 15 août 2015 mu tombé bésub Tamxarit keroog man miy wax ak yéen maa yore ñaari kàddu yi les frères rentrants ak les frères sortants kenn ku ci nekk mën nga jëmal si ma yore ñaari étiquette keroog bésub keroog ci jumaa ji ñëpp teew ci wàllu coutume délégation Touba teew délégation Tivaouane teew délégation Layène teew ki nga xam ne moo di préfet des Almadies teew kilifa yëpp teew ma jóg def fa discours ci ñaari wàll yi ci Fray Yoff gi war a dugg si ak Fray Yoff gi war génn wax ju rafet naka mag ñi daan defa ci coutume ma jël ko jox leen leng yi ci coutume sant leen gërëm leen ñaanal leen yàlla ne leen yàlla na yàlla yegg seen mission bépp mission bu ñu yoroon te yeggul yàlla na ngeen ko yeggali kon ñii dañ leen fal ci coutume fal leen ci loo xam ne lii cosaan la na mag ñi daan fale te ñu ñi leen fal bi ñuy ñëw ñoom ñëwuñu pour xoxatal ñu wala da ngeen fi war a jóge déedéet dañuy toog ba suñuy parce que am na ñu toog 2 ans ci Fray Yoff am na ñu toog 5 ans am na ñu toog 6 ans mais ñun toog nañu 8 ans yoo xam ne yi ñoom saa yoo masaan wax ñu ne déedéet yéen a ngi liggéey bu rafet du ñu ñëw jël tant que demu leen ba li nga xam ne mooy sonna dal leen te Fray Yoff loolu la relève bi loolu la bu ngeen demee ba war a dugg certain âge bi seen rakkat yi ñëw jël moo tax bi ñu ñëwee jël ñu rafet lu ko def ci discours bu rafet jàmbur yi Mamadou Mbaye nga ne la teew muy darin ku mel ni gan saara ngi nii toog mën nañ ma témoigner ñoom ñëpp ñu nga fa woon keroog ñëpp teew ñu jox leen lenge yi normal Adja yow lay waxal dañ leen fal si normal na Yoff daan fale cosaan noonu lañ leen fale Fray Yoff moo tax man su ma déggee ñuy wax ñaari Fray Yoff daf may def ay reetaan xam nga lu tax yow mën nan lay nekkee historien ci Yoff ànd ak mag ñi at yu baree ànd ak mag ñi 54 ans xam lu bari ci seen biir xam nañ daan faleeg nañ daan folleeg nañ daan joxee Pedre Sarr junjoon na ko léegi Fray bu Yoff mu ngi jëkk fii 1606 li ñu jëkk créé Fray Yoff ayo 1606 le président bi c'était Wiré Mbartalane Gueye le premier président des Frères de Yoff en 1606 waaw de 1606 jusqu'à nos jours nañu daan fale Fray Yoff ñu koy fale ba ren ñu dem ba 2015 2016 wala 2017 mu am beneen Fray Yoff gu juddu ma ne man bañu ma beneen Fray Yoff gu juddu waaye naka mag ñi daan fale muy coutume benn Fray Yoff fi am ndax ñun ñoo leen jox ñun ñooy seeni mag te ba ñuy jox ñoom Fray Yoff 52 56 la ñu fal waaw ba ñu leen falee ñoom ci seen biir mosuma gis ci histoire Yoff Fray Yoff yoo xam ne yi dañu nekk seen biir classe d'âge xuloo ci seen biir kenn ki bedde ku dem formé ji Fray Yoff c'est une première wax nga ko sànq yow ndaw si c'est la première fois dans l'histoire du village de Yoff mosul am kon mais julli yàlla dafa bind julli bu fekkee ne boo jullee boo demee ba ci digg bi nga juum rek asalaamaaleykum commencé waat day yomb mais dafa am baxda salaam ak baxda xabla salaam ak baxda salaam dafa am mais ñaari xabla yi dafa am pour nooy xeex ak seytaane ba mën ko defar kon ñoom waroon nañu fexe comme ni ko Mamadou Karax waxee ñu ñëw toog ak seeni nawle seet ba xam nan la ñuy def situation boobu ak loo mën a def nit ku bu tooñee te ngeen bokk génération boobu da ngeen di régler su ngeen def man demoon naa sax ba ne man mi demoon naa ba ne coow lii ngeen di coow yëpp jaru ko parce que li tax jaru ko moo di benn classe d'âge la benn Fray Yoff fi am rek mooy Fray Yoff gi nga xam ne ñun ñi nga xam ne ñooy classe 47 50 ñoom la ñu joxoon lenge yi ñoo fi ne ba léegi ñooñu la coutume bi reconnaître te ñooy Fray Yoff jusqu'à nos jours c'est le pourquoi li nga doon wax sànq bañ demee ca turu Mame Ndiare je l'ai confirmé
parce que man coutume moo ma fa yóbbu te coutume lañ ma joxe en tant que historien parce que man lépp lu may doxal damay doxal ci coutume ci nii ko mag ñi tërale woon waaye du ma tricher mais ba ñu présenté ki nga xam ne moo di président Fra Yoff Bale ne na ñëw te man ma déggoon ci histoire ma déggoon ci avant bés ba ñu ne ma ngaala da ngay am parole yaa ngi Ndiaga Samb rek la ñuy jox parole parce que Yoff dafa jaxasoo ba nga xam ne donc bu ñu leen joxee kaddu soxlaawul ñuy jox keneen waaw ma ñëw gis affaire ba changé ñu jox Fra Yoff gële kaddu présenté ko mais moo tax ba ma jógee ma présenté président Fra Yoff ne président Fra Yoff muy Pedre Sarr maa ngi lay nuyu di la sant parce que coutume laa doon waxee te si coutume Pedre Sarr mooy président Fra Yoff jusqu'à nos jours nag fii may waxee ak yow Pedre Sarr loolu soxlaatu la laaj Pedre Sarr mooy président Fra Yoff benn Fra Yoff moo fi ne amul ñaar amul ñett asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf président. ba tey samay question dafay dégg tamit sa biir wax doonte duggante ngeen ak autorité fii Yoff yëpp muy coutumière muy religieux et tout mais souvent sa wax dina si dégg turu Cheikh Mansour Diouf kon mu mel ni kooku moom am na fu mu toll ci yéen te am na ci yu bëri yu mu leen jàppale waaye am na ñuy wax ni tamit dafa mel ni boo leen demee ba léegi-léegi sax ngeen di am yenn fit yi daal di def yenn yi dafa mel ni moom moo leen di gemb. waaw dama ni Cheikh Mansour mi ngay wax Cheikh Mansour mi ngay wax si dëkk bi la dëkk bokk si dëkk bi war na am ay idéem si dëkk bi war na am man-manam wala pexeem lu mu mën a dimbalee dëkk bi mu dimbalee ko dëkk bi wax naa la sànq ci biir wax ne la ñun bu fekkente ne dañuy teg foo xam suñu tànk foo xamante ne du yoon ñu xam ne fii ñuy teg suñu tànk du yoon amuñu gàcce amuñu lu ñuy rus pour oññ ku dellu fa ñu jóge woon Cheikh Mansour ñun ñoo ko seetal suñu bopp def ko conseiller ñëwul si ñun ñoo ko seeti def ko conseiller te ba ñu ko defee conseiller dañ ci gis njariñ bu mu ñu apporteel parce que tey bu ñuy wax ay milliards yu dëgg si dëkk bi Cheikh Mansour la de moo ñu yóbbu si état moo ñu boolee ministre yi moom ak le ministre Amadou Ba dañu séq démb avant tey léegi Amadou Ba di kilifaam parce que Amadou Ba devient le ministre des finances ba ñu amee ay problème tolof fii si dëkk bi yoo xamante ne ministère u Amadou Ba moo ko war a régler moo ànd ak Yoff ànd ak Wakaam ak Ngor yëpp ba ñu demee problème Yoff lañ fa teguñu fa bu Ngor ni bu Wakaam bu Yoff boobu ñu fa teg yàlla ak moom moo tax mu sotti dama ne ñun bu ñu amee fukki Cheikh Mansour tey si fukki Cheikh Mansour. moo Yoff laa la wax si boppam bépp doomam buy jàppale Yoff tàllal kay loxo am uuf ko. xaaral ma yokk ci tuuti rek si Massalikul Jinaan bi comme Cheikh Mansour la ñuy wax. parce que Cheikh Mansour bi mu bëggee def teraanga ci Massalikul Jinaan comme ni ko président waxee dafa ñëw fekk waa Yoff fu ñuy daje mu wax leen mbébétam ne dafa bëgg participer ci Massalikul Jinaan mais da koy teg ci loxoy Yoff fi mu koy da waxee mooy jumaa ji bu wootee foofu waa Yoff gépp ñoo fay tey ñi fa toog ñooy waa Yoff ñooñu ñoo jël loolu ne ñu waa Yoff ñoo ne ñu Fra Yoff comme yéen fi nekk yéen la ñuy sant ngeen liggéey ak moom ci problème boobu loolu moo ñu booleeg moom donc ñun du suñu jog suñu coobare dem du ko si Massalikul Jinaan waa Yoff ñoo ñu yabal foofu ñu koy dox te loolu mooy suñu cër ñun waa Yoff moo ñuy yabal nga leen dox leen lii ñu dem doxi ñu ko foofu lañ toll ba léegi nag dëgg yàlla. ba tey ci ñu ñëw ci bi nga xamante ne nag moom la yàlla def daal mu nekk ci bopp Yoff muy monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr sànq tam wax nga macha allah relation yi ngeen seq ak léeg-léeg ndax ngeen ko jàppalee ba ci guerre pêche bi et tout mais étant Fra Yoff ba léegi ndax li ngeen di xaar ci moom tamit en tant que maire ndax yéen a koy gis. non am na lu ñu si gis mais am na lu ci des parce que nee naa sànq si biir wax nit ku nekk di nga deewaale mbébét
àddina bi nit ku nekk di nga deewaale mbébét nit ku nekk am nga ay projet yàlla def leneen projet yooyu def fii des keneen continuer mais ñun bu ñu sañoon la nga xamante ne moom lañu nee woon ak moom di ko liggéey ak moom ba réaliser fi projet yooyu fi am loola symbiose bi amoon mu continuer pour que ñu mën a réaliser d'autres. encore une fois dama may jégalu parce que dama doon laaj rek pour am ay leeral man leen di jaajëfal merci. waaw donc avant ñuy lever séance bi comme dañu toog ak suñu kilifa muy borom dëkk bi ak saltige ak jaraaf ak jàmbur yi nga xam ne ñoo fi toog ñu remercier leen bu baax ci seen jot gi nga xamante ne moom la ñu dagg ñëw bokk ak ñoom journée bi ñu rafetlu trop seen teewaay si fii nga xamante ne fa la ñu toog parce que jamono day dox ba am na ñoo xamante ne ñi dañu ragal pété wante seen ab teewaay ñu rafetlu nañ ko te kontaan nañ si lool ñu ngi leen di jaajëfal di leen xamal ne ñoo bëgg dëkk bi ñu may ñu déglu tuuti nag ki nga xamante ne ki mooy borom dëkk bi mu sànni si askadoom après ñu joxe ñaan. auzu billaahi mina sheytaani rajiim nu ngi rafetlu ndaje mi waxtaan wi xam ne moo fi juddoo dafa fekk ne rek fekk lu mucc nun li nu fi tax a teew nun borom ndomb tànk yi su ngeen nu oowul woon ci lii du nu fi ñëw parce que am na ñay ootee te duñ ñu oo kon nag bu ngeen nu ooyee dinañu ñëw déglu leen li nga xamante ne mooy seen mébét seen liggéey lii leen ñu dénkoon ci Yoff li ngeen ci liggéey ngeen wax ko waaye Yoff ñu dégg ko àddina gépp dégg ko sunu teewaay nun parloo nu bu ngeen ma wax li may wax ñun amuñu fi kàddu lalul ngeen yëg nu oonu nu ñëw fekke sa leen nun boo wax jotee dañu nu wax boo wax jotee bés ba ñu war a waxee daañu wax mais nun dañuy ñëwoon rek yëg gi ngeen nu yëg ba oonu moo tax yaa ngi ma dégg ñu ñëw uy sa leen parce que gisuñu lenn lu muur suñuy bët wala suñuy xol ba nit ci Yoff kuréel ga mu mënta doon soo nu ooyee nu uyul se la man kuréel ga mu mënta doon ci Yoff soo ma oowee ci wax Yoff dinaa la uyuse waaye nag kuñ ma oowal nag du ma ca dem nag su ngeen ma yëgalul woon tam du ma ñëw de te li fi xew dinaa ko dégg li ci baax bu boobaa ma jarañoo ko li ci ban ma oolee na leen loolu bu leen ko defati waaw nun ñu fi daje borom ndomb tànk yi parloo andiwuñu fi da ngeen nu oo invité nu ñu ñëw amuñu fi sax kàddu waaye nag bu nu fekkee nga ma dégg ngeen kii man war nañu leen di gërëm ci yëg ngeen nu yëg nga ma dégg wax nu li nga xamante ne ki te li ngeen wax waxuma ne li ngeen ci xam lépp xamuñu ko waaye liñ ci xam bare na parce que noo àndoon a yéen di ko dox suñ waxoon yaa ma dégg wax leneen loo waxul kon nag nu ngi leen di gërëm di leen sant te ngeen góorgóorlu dëkk bi jàmm rek fi xew mën a am jàmm ñëpp nu bokk ko gis nga kii jubboo ku ko bañ bëggalu la Yoff jàmm te nag jàmm mooy mën a tax ci Yoff lu nu bëgg nu am ka nanu góorgóorlu dañu nekk dëkk boo xamante ne royukaay lañu te mag ña kat dañu liggéeyoon ñaan bàyyi fi Yoff yàgg na dama ne Yoff yàgg na te ñun ñëpp noo bokk comme que ñun ñëpp noo bokk nag nanu ànd daan sunuy xol lépp Yoff ñëpp Yoff a ko bokk waaye ñëpp yemu ci cër lu nekk am na ku ñu ko dénk ka nekk nag li ñu la dénk na la ci nit ñi jàppale ndax loolu moo am doole waaw kuñ jàppalewul ci lu ñu la dénk ba da nga ci néew doole te kàddu Yoff nag ñun ñëpp ñoo ko bokk si ba nga xamante ne defar day am ñenn ñi bëgg nañu defar na xam waaye defar ba amaana am yàqari jur waaye nag dama ne bay defaroo yéen la defarul yéen waa Fra Yoff
bu yàqoo yéen la yàqal man nag duñ ma dénk bu pare liñ ma dénk ma ànd ak samay nawle ah samay nawle lu ñu wax Pedro yaay président waaye moom moo fara Yoff waaw fara Yoff yax say nawle yéen ànd ñu tànn la jiital la moomu la lenn na bu ngeen dajee li ngeen wax ba d'accord ci loolu mooy sa kàddu moom nga yóbbu véhiculé wax ka amula baat boo am moom amula ko waaw te yéen itam ñàkku leen fayda ba nga xamante ne di ngeen jiital nit muy dem di wax waxi boppam kàddu yi boppam du wax seen kàddu bu yàgg ngeen jëlee ko fa waaw googu ñàkk fayda yoru leen ko waaw nit ki jiital ko bu pare man dinaa la jox sumbi samay laaf jox la ko ah te booy dem dooma tàggu boo ko defee ma nungu samay laaf waaw nu ngi leen di nu ngi leen di gërëm di leen sant yàlla na yàlla jàppale jaayeen jëf santaat yàlla gërëm ko ginnaaw bi nga xamante ne li ñu fi taxoon a teew wax nañu ko ba li nga xamante ne moo ci am solo yëpp dégg nañu ko xanaa dellu ñaanaan rek tëj jàng fatiha faaleexa naasi ak salaatul fatiha boo waa ji mën